internet du Kër Massar point info ñu ngi leen di nuyu di leen jaar bienvenue seen premier numéro Zoom Zoom sur nag bu ngeen ko déggee mooy émission bi nga xamante ne émission bu bees la bu ñu leen indil pour waxtaanee li nga xamante ne moom mooy lépp lu concerné Kër Massar c'est une émission sociétale donc ñu ubbi tey cette émission là fii nii fi nga ñu seetaanee fii ñu ngi si fi nga xamante moom mooy autopont bees bi nga xamante ñu ngi ko ubbi yàggul mu ngi def ay quelques weer. donc ñu ñëwoon fii waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy les marchands ambulants gëstu li nga xam ne mooy seen i situation fii nii si département Kër Massar département bees bi ñu remonter un peu l'histoire xool naka la ñuy ñëwee fii nii ak aussi yan conditions la ñuy liggéey fii nii ak aussi département bees bi yan lan moo si seen i taxawaay par rapport ak li nga xamante ni moom mooy ñaari mairie yi leen sekk léegi ak naka la ñuy waxtaanee ak autorités yi bees fi nekk par rapport ak préfet yi et tout ça si seen condition de travail en général. donc loolu mooy premier numéro bi nga xamante indi na leen ko ci Zoom ñu taxaw fi nag ak ki nga xamante moom mooy le président du collectif des marchands ambulants muy Pape Diop ak aussi naataangoom bi ñu fas yéene waxtaan ak yéen encore waxtaan bu yaatu si li nga xamante ne moom mooy condition ak aussi marchands ambulants yi ñu nekkee fii nii seen nekkin fii nii si Kër Massar rawatina si rond point Kër Massar bi nii. yaa ngi yaa ubbi numéro Zoom bi première émission premier numéro suñu émission bees bi donc ñëwoon encore une fois waxtaan ak yéen par rapport ak li nga xamante ne comme ni ma ko waxee léegi marchand ambulant yow dèjà nga nekk collectif marchand mën nga ñëwaat un peu si organisation boobu noonu naka la taxawee ak aussi yan marchand ambulant la ëmb est-ce que département Kër Massar bépp dañ see bokk. waaw ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ñëw bi ngeen ñëw fii tey vraiment mu loo xam ne marchand ambulant yi soxla nañu ko muy communiquer bu ñu waxee communiquer nag dafa lal ci fànnu jokkalante ay kaddu waaw loolu moom moo tax nag wax dëgg yàlla ñu ñëw tey pour mën a waxtaan ak internautes yi waxtaan tamit ak population Kër Massar pour ñu xam wax dëgg yàlla fu ñu jëm waaw loolu moo taxoon tey vraiment ñu mën a assister li nga xam ne mooy émission yi pour tamit leeral lu bare li nga xam ne xew na fi boobu ak léegi si ay rumeur jàppal bàyyi xam nga lu si nekk ñu ngi koy teg ci deru marchand ambulant yi mais jot na tey nag ñu leeral ko. donc ñu nekk si contexte particulier mais contexte construction autopont bi bu Kër Massar ak déguerpissement marchand ambulant yi nga xamante ne les autorités yi fi nekk ñu ngi ko commencé woon ñu dégg si aussi ay quelques choses mais ginnaaw loolu balaa ñu yegg si loolu noonu Pape 5 ans si ginnaaw wala 10 ans si ginnaaw. rush bi am fii tey marchand ambulant ñu fi occupé wuñ ko woon mën nga ñëwaatal un peu si naka lañ fi ñëwee ban phénomène moo am ba ñëpp xëy benn jour rek retrouver marchand ambulant yëpp dayloo fii si station Kër Massar. waaw li waral loolu nag moom dafa bari parce que boo xoolee Kër Massar dafa doonoon benn commune boo xam ne vraiment mën nañ ne mënoon na toll si deuxième ville te boo gisee à l'époque ñëpp daw ne Kër Massar parce que à l'époque Abdoulaye Wade dafa waxoon ne Kër Massar moom mooy deuxième ville bi loolu moom moo waral nag ñu bari di tuxu si daan daw di profité di dugg biir Kër Massar boo xoolee fépp la ñu ni di jóge mais nag dafa am ay mbir yu xew si diggante bi mooy diggante 2011 2010 foofu la problème bi commencé 2011 2010 dafa am benn déguerpissement boo nga xam ne à l'époque nga xam ne kii nguuru Ablaye Wade moom moo ko defoon ñu jóge woon ñu yëkkati woon waa Colobane yëkkati woon waa Petersen te boobu maire bi ñu naan maire Pape Diop moom moo ko defoon maire de la ville ba mu nga defee am nombre bu bari ñu daw dugg biir Kër Massar léegi ba ñu demee ci 2015 ñu def benn deuxième déguerpissement national boobu nag loolu moom moo waral tey ñu ci bari ñoom tamit li Colobane Petersen li nga xam ne moom mooy HLM Buntu Pikine Rufisque ñu toj Caaroy yooyu yëpp dañoo daw fugg boobu ñëw daw ci dugg biir Kër Massar li waral loolu nag Kër Massar dafa dem ba benn moment boo xam ne dafa popularité boobu day mën a indi tey marchand ambulant yooyu yëpp ne Kër Massar vraiment am na njarte loolu moo tax ñoom ñëpp daw dugg ci biir Kër Massar ñun nag man 2003 la créé lu ñu naan association des marchands ambulants 2003 lañ ko créé ñu dem ba 2010 ñu def ko collectif des marchands ambulants léegi nag bañ ko defee collectif li waral collectif bi mooy dafa bari ay pàcc ñu ñuy jël daf leen collectif boobu moom lañ dem renouveler
bureau bi en 2022 astafurlah 2022 bi ñu ne dañoo renouveler waat bureau bi pour ñu gën koo yaatal parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dans les autres communes li waral loolu mooy dañoo dugg ci département bu njëkk ba dafa doon collectif des marchands ambulants commune de Kër Massar léegi nag pour ñu yaatal ko mu doon département moom moo waral nag ñu def ko li nga xam ne moom mooy département de Kër Massar dugal ci commune yëpp ba ñu ci dugalee commune yëpp nag moom moo waral mbir mi gën a yaatu ñu dem ba mu doon presque ci ñu jot a recensé parce que ñoo ngi jaay carte membre ba léegi pareeguñu li ñu jot a recensé dugg nañ ci 3000 et quelques marchands ambulants yu jot a recensé te marchands ambulants yi ëpp nañ loolu pour man sax ëpp nañ 6000 waaye nag lu ñu jotagum jaay ci carte membre rek daanaka dugg nañ ci ay 1000 maanaam 15 wala 1050 marchands ambulants yoo xam ne jaay nañ leen carte membre ci 2 mois. ci 2 mois rek lañ leen jaay carte membre yooyu noonu mu des nag ñu bëree bëri ñi nga xam ne amaguñu carte membre loolu moo waral tey marchand ambulant yëpp li si ëpp si Dakar ñu daje à Kër Massar. ñu si ëpp si Kër Massar Dakar ñu tas si Kër Massar mais ba ngeen fi ñëwee Kër Massar commune la woon amoon na ay élus yu fi nekk ay maire bi fi nekk yu nekkoon Moustapha Mbeng xam nañu aussi bu ñu occupé benn site wala benn trottoir forcément mairie bi dina am ay conditions yu mu leen tegal dina am benn structuration bu mu leen tegal pour que ngeen ne fii kat taxaw leen fii de joxe leen lii wala dafay leen nii ngeen mën a toog fii jaay nag yan conditions ngeen doon liggéey ak ñi nga xam te ñoom ñoo fi génn mooy maire bi fi nekkoon. waaw maire yi fi nekkoon moom conditions yi ñu doon liggéey ak ñoom moom nekk na conditions yoo xam ne vraiment mën naa ne jàpp ne métti na trop parce que maire yi fi nekkoon man boo xoolee en 2015 laa njëkk a yëkkati programme jox ki nga xam ne mooy Moustapha Mbeng ne ko kat su ma sañoon espace yi nga xam ne nekk na fi nañ leen jël ñu xool naka la ñuy doxalee pour def ko ay centres commerciaux parce que li ma gis ci ay marchands ambulants yu daw du dugg biir Kër Massar dafa bari te war nañoo jóg ci li nga xam ne moom mooy marchands ambulants yi jëm leen a yóbbu ci formel jàppale leen organiser leen sinon danañ daba benn jamono yoo xam ne da leen di ëpp loxo mais malheureusement jamono yooyu man dégluwuñu ma xawoon na doon loo xam ne vraiment métti woon na ci man parce que mais man nag découragé wu ma ndax boo xoolee 2014 laa taxaw créer benn centre commercial ak sama gars yi nekk fii ci Kër Massar yenn marchands ambulants yi créé ñoom Babacar Thioub vraiment ñoom ki nga xam ne ñoom njool bari nañu dégg nga de ñoom Ilimane suñ ko doon tudd fii tamit duñ fi jóg ñoom ñëpp ñooy jóg ñu engagé wu ñu créé benn centre commercial ba ñu créé centre commercial boobu 2014 ñu jël ay marchands ambulants dugal leen fa won maire bi exemple na ko lii bi ñu ko defee dina jàll boobu nag moom marchand ambulant yi bari wu ñu bëree boobu bu ñu bëree ba bëri ay 700 et quelque rek la ñu woon waaw lu ñu jotoon a recensé mais tey fi ñuy def nii centre commercial bi tey foofu mënoon nañ fa def marchand ambulant yi parce que à l'époque doon nañ ko jaayee 175 millions waxoon naa Moustapha Mbeng ñu jéem a wut partenaire ñu def ko centre commercial muy centre commercial boo xam ne centre commercial communal lay doon ñu dugal fa marchand ambulant yi mais malheureusement collectivité locale yi fi nekkoon surtout maire bi man gisuma wax dëgg yàlla benn programme bu mu teg ngir marchand ambulant yi waaw moo taxoon nag marchand ambulant yi nekkoon ci ay jafe-jafe yooyu boo xoolee moom moo ñëwaat ba léegi solution mënagul am. boo gisee mën naa la yan condition ngeen doon liggéey maanaam tey ku taxaw si trottoir di jaay wala nga lal sa table di jaay am na loo xamante ne di nga ko jox ñi nga xam te ñoom ñooy mairie bi n'est-ce pas donc si yan anam lan nangoo woon parce que bu leen neexoon aussi ñu def déguerpissement comme ni yeneen gars yi defee mais yan anam la nangoo woon marchand ambulant taxaw fi ñu taxaw wala lal fa seeni table di fa liggéey. waaw loolu moom conditions yi lenn rek c'est tout à fait simple xam nga gars yi dañoo jàpp ne mairie bu ñëw dañoo jàpp ne mën nañ fi jëlee marchand ambulant yi définitivement loolu moo doon erreur bi ñoom nag dañoo dem ba xam ne ñoom tamit mënuñ fay jëlee marchand ambulant yi noonu parce que yàlla moom moo def Kër Massar mu doon commune boo xam ne vraiment commune boo xam ne commerce moo ko tëgg ak li nga xam ne moom mooy transport boo demee Touba noonu la commerce moo ko tëgg ak li nga xam ne mooy transport boo demee Gambie tamit noonu la commerce moo ko tëgg ak transport
Kaolack tamit commerce moo ko tëgg ak transport bari na si ay zones yoo xam ne commerce moo ko tëgg ak transport léegi nag Kër Massar tamit looloo fi ñëw mais conditions yi ñu doon liggéey dëgg-dëgg mooy ñoom dañ daan mujj bi dañ daan ñëw rek jël marchand ambulant yi teg leen si ay place di leen dagg 500 francs par jour mais bokkul nag ak si zone yi dafa am par zone dafa am zone yoo xam ne lu mel ni pavage bi teg nañ leen fa di leen dagg 500 francs par jour am na su ñoo xam ne nag bu événement ñëwee dañ leen di dagg 5000 francs par jour dem ba 10 000 francs par jour ba 15 000 francs ça dépend si place yi léegi nag am na si événement yoo xam ne tamit buy jege si dañuy fay teg marchand ambulant yi di leen dagg 1000 francs par jour yaa may dégg mais nag mujj bi su fekkee événement amul dara amul yeneen zones yi dañ leen di daggal juuti di leen fayeeku juuti condition yooyu nag amul woon organisation su fekkoon dañoo woowoon bureau collectif bi jox leen organisation bi mais ñu si bari tamit dañ doon def diviser pour mieux régner maanaam dañ daan jël groupe marchand ambulant ñii yóbbu leen fii xaw leen a am lu ñu leen neexalee si ay place ñii nekk di toltalaat ñii di waye di ba bëgg a tas daal suñu groupe bi tey loolu moom moo nekkoon loo xam ne wax dëgg yàlla dafa amoon benn problème bu si amoon si li nga xam ne moom mooy mairie bu njëkk ba voilà conditions yooyu lañ doon liggéeyee. Bamba yow aussi marchand ambulant yaa ngi si collectif bi si li ñu jot a waxtaanagum fii nii lan nga xamante ne rek mën nga ko si yokk tuuti nii si aslëf. waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku si nekk sa tur ak sa sant di sant suñu président Pape Diop di rafetluwaay taxawaayam bi nga xamante ni moom la taxaw suñu kanam ndax tolloon na benn jamono boo xamante ni daan nañ am loo xamante ni lu ñu naqari la ñu daan taxaw bëgg koo wax mais du ñu am fan la ñu mën a jaar foo xamante ni fa lañ ko war a mën a waxee ginnaaw ba sa borom dogal ñuy dox ndax nee nañ ku bëgg dara te nangoo daal di nekk jàmbaar bëgg am loo xamante ni maanaam sa teraanga la boo gisee koo xamante ni daa nekk si yoon boo xamante ni yoon bu baax la di woote si nit ñi ngir ñu mën a am loo xamante ni moom la ñu yóbbu seen biir kër soo gisee jëmm ju mel nii da nga koy téye man xaw ma ko woon mi ngi nii du ma bàyyi ma fen ba ma xamante ak moom yàggul ku ñu gis ni da ngay yaakaar ni man ak moom def nañ ay jéego yoo xamante ni yu yàgg la yàlla xam na ne ba ma ko xamee yàggul benn yoon laa dégg ay mbiram ma bàyyi yite yi ma doon def yëpp daal di dem fekk ji ko ma teewlu leen déglu li nga xamante ne maanaam moom lañ fa doon waxtaanee mu leer ne carrément nit ki fépp foo mën a nekk fu nekk boo amul wéeruwaay da ngay yomb ba max te wax dëgg fa yàlla daan naa gis benn jaxasoo boo xamante ni daana am si biir marchand ambulant yi nga xamante ni ñoo fi nekk maanaam amuñu woon organisation amuñu woon dara waaw ginnaaw ba nag moom bi mu ñëwee teg ñu si yoon boo xamante ni maanaam yoon bu leer la du ñu def lu dul topp si ginnaawam fu mu ñu jëmale ñu jëm foofu mais nag dañ koy def ak diplomatiquement waaw def ko ànd seeg suñu teeyu bakken ndax fii léegi kese dafa naxul ay bëy fépp waay mën a nekk boo fa mënul gis sa bopp da nga koy bàyyi dem seeti ji leneen ah man de ba ma dalee nekk ak moom ba léegi wax dëgg fa yàlla li ma gis doyagum na ma si loolu dañ ko siy sant di ko si gërëm bu baax a baax a baax. ba nga laa nga nekk si collectif bi ak ba nga nekkee si collectif bi mun nga ñu wax différence bi en fait collectif bi lan la lay apporter si sa wàllu liggéey. waaw am na différence bu ngand ndax am na marché bu ma nekkoon fii si 2 voies Jaxaay yi fa lañ nekkoon doon liggéey jamono bi nga xamante ni maanaam si la fi maire bi fi nekkoon Moustapha Meng jamono bi mu fi nekkee woon man ak ay nit ñoo fa nekkoon doon liggéey toog nañ ba benn jamono ñu ni dafa am benn espace boo xamante ni dañ koo réserver pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon fii pour commencer travaux yi nga xamante ni moom lañ waroon a def ñun ñëpp dañ ñoo inscrire woon mais inscrire boo xamante ne dañu jékki-jékki rek laaj la yow nan nga tudd affaire ak yooyu noonu doo xam ba xam lii fii lay commencé ak fii lay jeexee biñ demee ba nga xamante ni marché boobu dem na ba taxaw dañoo sepp ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen gën a intéressé kenn ku si nekk ñu jox la place ñun ñi nga xamante ni ñoo nekkoon foofu dégg rek lañ ciy am moo tax mbir yi dafa doyoon waar trop fu nekk la ñuy toltalaan taxaw xam nga di làqatu si ay mbedd xam nga yenn saa yi nga ñëw fekk place jàmbur ñëw bokk du foofu tamit loolu xam nga dafa neexul waaw loolu moom moo ci nekk mbir mi noonu la demee wuute na nag ak jamono bi nga xamante ne si laa nekkee si biir collectif bi ndax maa ngi jot yenn information yi maa ngi xam marchand ambulant yi yenn position lañ nekk maa ngi xam lan lañ bëgg maa ngi xam tamit fan lañ bëgg a àgg kon mbir mi dafa wuute na trop am na différence bu baax a baax a baax. jërëjëf mu nekkoon Bamba nekk benn marchand ambulant fii nii si Kër Massar Pape dañuy avance tuuti si waxtaan bi déjà comme ni ñu ko waxee sànq
Kër Massar commune la woon léegi ñu def ko département ñu am si aussi infrastructure yi nga xam te ñu ngi ko fiy def déjà léegi ngeen mu nekk ñaari maire yu leen sekk au lieu de benn commune léegi mun nañu wax ne Kër Massar Nord ak Kër Massar Sud plus aussi conseil départemental bi déjà mun nga ñëwoon un peu si taxawaayu commerçant ya marchand ambulant yi par rapport ak déjà nouveau découpage bi yan relation ngeen am ak ñaari élites yi fi nekk ak aussi yan jéego ngeen defagum pour que seen liggéey bi nga xam te ngeen koy def fii si marché bi mun a jaar yoon. waaw loolu moom dama si sawar a tontu vraiment di gën a nuyu bureau bi yëpp ñoo ngi nuyu bureau bi en matière générale ndax xel day fattu di nuyu sama adjoint Moustapha Ndiaye ak le secrétaire Ngari Niang ñoo ngi koy nuyu bu baax chargé de l'organisation Khalifa Niang ak Bamba mi ñoo ngi koy nuyu bi nga xam ne moom tamit vraiment dafa nekk ci biir collectif bi nekk ci commission d'organisation ñoom tamit vraiment ñoo ngi koy nuyu bu baax di rafetlu teewaayam di rafetlu nag li nga xam ne vraiment moom la délégué yëpp nekkee ci zone yi parce que dafa am zone 1 ba zone 20 zones yoo xam ne zone bu nekk am na délégué bu fa nekk di def liggéey bu am solo mbooloo gu takku nekk ci ginnaawam loolu la ñu boole moom mooy benn collectif fi nekk nii nag ñun dañoo am benn programme bu am solo programme bi ñu am ñun ci defar dëkk bi ci la tegu boo xoolee ñu la defar dëkk bi bañ na tabaski des na 15 jours ñun yàlla dafa def ñu formé woon benn comité de veille boobu amoon na ba ci sécurité ñu doon dox di wax marchand ambulant di leen sensibiliser pour ñuy bàyyi li nga xam ne moom mooy passage piéton yi ak occupation voie publique bi ñuy bàyyi trottoir bu baax ñuy yëg ci kaw ñuy organiser wu di liggéey ngir mën a may population bi ñuy liggéey bu rafet loolu ñun ñooy ces vidéos yi boo xoolee programme boobu bañ ko amee dem nañu ci maire Bilal waxtaan seeg moom dem nañu ci li nga xam ne moom mooy préfet bi waxtaan seeg moom dem nañu li nga xam ne mooy commandant gendarmerie bi waxtaan seeg moom waxtaan nañ seeg ki nga xam ne moom mooy Adama Sarr mais Adama Sarr ba ñuy waxtaan ak moom wax dëgg yàlla ci brigade gendarmerie bi amuñu mujj woon noonu am occasion toog ak moom joxoon nañu rendez-vous nag mais dafa fekkoon ñu waroon a am benn programme ak AGEROUTE ñuy liggéey loolu moo tax nag pour mu war a dindi table yi parce que AGEROUTE dafa soxla woon foofu pour ibbi pont bi loolu moo taxoon demuñu mais ba léegi ñoo ngi sàkku toog boobu mu am ñun ak Adama Sarr ñoo ngi koy sàkku parce que man woo naa Adama Sarr maintes fois malheureusement jotuma ko yaa ma dégg woo naa tamit son chargé de protocole nee na ma moo ngi koy Adama Sarr ba léegi déggaatuma dara waaye tamit ñoo ngi koy invité ñu toog yaa ma dégg mu toog ak collectif bi parce que lii du intérêt Pape Diop intérêt tout le monde la waaye yàlla dimbali nañu relation yi am ñaari maires yi nekk na relation yoo xam ne wax dëgg yàlla relation yu rafet la te ñu koy rafetlu parce que boo xoolee Mohamed Bilal wax dëgg yàlla moom mooy maire sud def nañu première jéego dem nañu waxtaan ak moom ci ay waxtaan yu mu gën a rafetee waaye tamit ñu koy invité mu gën a delloo ci xelam gën a jàppale marchand ambulant yi gën a taxaw tamit marchand ambulant yi te tamit ñu koy invité ñu toogaat ci table parce que lépp loo gis rek waxtaan la man nee naa leen bureau bi am nañu benn programme bu am solo boo xam ne ak ay solution yoo xam ne bu ñu toogee dinañ ci trouver consensus te solution yooyu noonu gëm naa ne dina régler lu bari ci li nga xam ne moom mooy marchand ambulant yi bu boobaa population bi nekk ci jàmm ñoom ñu nekk ci jàmm ay relation yu rafet daal la ñu yàlla boole ñu ne ñaari maire waaw taxawaayam nag moom dafa yaatu boo xoolee ci 6 communes yëpp tey marchand ambulant yi ñoo ngi jóge partout bokk ci collectif bi nag amul benn programme bu dul waxtaan ak ndaw ñi fi ne ñu gëm seen bopp ndaw ñi fi ne gëm seen bopp mooy naka la ñuy def ba jëlee leen ci mbedd bi dugal leen ci ay place waaye xamal leen ne njaayum mbedd bi tamit du solution xamal leen ne dëkk bi ñun dañoo war a ànd ñu defar ko waruñoo jóg autorités yi di defar ñun ñu yàq te boo xoolee tey ci biir pont bi nii doo fi gis marchand ambulant bu fiy jaay li waral loolu rek mooy ñoo ngi ciy def sunu kimtalaay kattan di leen recenser waaye tamit boole ci di leen sensibiliser pour ñu àndandoo ñu defar parce que defar boobu mooy li ñu war defar boobu mooy loo xam ne moom mooy jàppale autorité compétent yi fi ne ci seen i liggéey nga xam ne vraiment bu ëllëgee duñ am benn jafe-jafe
wax dëgg yàlla loolu moom moo ñuy jàppale ëllëg waaw. d'accord sànq ma doon lancé question bi mooy que ne ñi nga xamante ñoom ñoo autorités yu bees ba ñu ñëwee le préfet ak aussi les différents maires yi fi nekk ak aussi ba ñu ériger li nga xamante moom mooy pont bi ubbi ko à la circulation yan conditions yan détails la leen tegal pour que ñuy liggéey soit ñëpp dañ ne waxoon ne bu ñu ubbee pont bi dootuñu gisaat marchands ambulants yi fii nii ñuy taxawaalu si rond-point wala station bi mais ba léegi ñu continuer di gis les marchands ambulants ñu fiy nekk. et dégg nañ aussi coow bi nga xamante ne amoon na si seen diggante ak ki nga xamante moom mooy monsieur le maire Bilal Diatta n'est-ce pas gis nañ aussi arrêté gi nga xamante moom mooy le préfet mais actuellement fu ñu wax nii situation marchand ambulant ak yenn conditions ngeen di liggéey comment dire autorités yu bees yi nekk. waaw pour l'instant nag man mën naa wax ne dañoo nekk ci organisation yaa ngi dégg organisation lañ ne te organisation mënut a yomb parce que département bu bees la boo xoolee préfecture bi ñoom dañoo loué maire sud dañoo loué maire nord moom moo fi am chance nekk ci maire mooy maire bu njëkk ba à part maire nord bi gisuma beneen maire boo xam ne moom loué wut maire yëpp a loué yaa ngi dégg léegi nag ñun nag doon nañu amal ay waxtaan yi amal mooy boo xoolee ki nga xam ne moom mooy Bilal jot nañu waxtaan ñun jot nañ koo tegal vraiment benn programme bu spécial na ko kat bu ñu sañoon maire bi day ànd ak collectif bi ñoom ak agent yi ñu daal di wàcc sur le terrain ñu organiser li nga xam ne mooy marchand ambulant yi waaye marchand ambulant yi en face daral ba am nañ fa benn espace boo xam ne bëgg nañ provisoirement ku leen fa yóbbu parce que tamit boo leen fa yóbbuwul li muy indi rek mooy boo fi naree génnee marchand ambulant yi ba pare amoo leen foo leen yóbbu day poser problème parce que marchand ambulant yi ay jeunes mun naa ne 80% ay jeunes ñoo fi nekk muy góor muy jigéen ay jeunes fi nekk te jeunes yooyu yëpp maire yi amuñu fu ñu leen dugal waaye ñun tegal nañ leen benn programme boo xam ne leen kat ñun fii la ñu bëgg ngeen yóbbuñu fa ne leen kat ñun am nañu ay différents espaces yooyu ciblé nañ ci espace yu bari jox nañ leen ay solution yoo xam ne amaana ñoom buñ ko doxee lii Adama Sarr ko moom espace boobu Adama Sarr la concerné am na espace yoo xam ne Bilal la concerné waaye am na espace yoo xam ne concerné wul Adama Sarr concerné wul Bilal mais moo ngi concerné tey fi ne nii préfet bu département de Pikine waaye concerné le ministre Abdou Karim Sall ñuy lancé nag benn message mooy le ministre Abdou Karim Sall na jàppale marchand ambulant yi ci njaboot gi lañ bokk ndax Kër Massar ñun ñëpp a war a takku ñu jàpp ci liggéey bi ñu fexe nan la marchand ambulant yi war a amee seen place bu baax définitivement muy place boo xam ne wax dëgg yàlla buñ ko xasee ba wut rek maanaam lay dootul am marchand ambulant yi dinañ mën a am seen place socialement place yoo xam ne mën nañ ko def vente de location ba ku ci nekk bu ëllëgee location wàcc la mairie bi di ci gis seen bopp vraiment man loolu yàgg nañ koo tegal ki nga xam ne moom mooy collectivité locale yi. waaw léegi nag loolu peut-être xëy na ñoom ñoo xam seen programme ba léegi daal affaire boobu sotteegul waaye tamit ñoo ngi ci waxtaan yi parce que waxtaan yi jeexagul ah parce que lépp loo gis rek dialogue la wax dëgg yàlla maire Bilal ñoo ngi di dialogue ak moom waaye ñoo ngi koy invité moom nañu ibbil bunt yi gën ñu yombalal affaire yi su ko defee dialogue bi gën a yomb. est-ce que dialogue bi du suuf parce que tey moom mu ngi continuer déguerpir yéen a ngi continuer di occuper territoire. waaw gis nga déguerpissement boobu moom laa leen di wax du solution maanaam continuer di jàpp marchand ambulant yi du yóbbu à la brigade wala di nangu seeni bagage di ko yóbbu vraiment di leen fayloo loolu du li nga xam ne moom mooy solution bi solution bi xam nga mooy lan ñu toog ensemble ci benn table définitivement ñaar yi ñoo mën a am ñu organiser leen provisoirement parce que tamit mënoo leen xëy rek jëlee fi il faut nga organiser leen boo leen organiser loolu mooy waral ñoom leneen lu ñuy defi ji danañu xam ne ñii am nañu organisation waaye bu ñu à l'avance dañ leen di fexe nu ñu leen utal yenn barab yu baax yoo xam ne danañ mën a canaliser li nga xam ne moom mooy recette boo xam ne ëllëg day dugg ci keesu mairie bi waaye tamit bëgg leen fay jëlee kurkaakut loolu moom wax naa ko préfet dinaa dellu wax ko commandant dinaa ko dellu wax mais ñaari maire yi mooy ce sera très 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 difficile
pour jël xëy le lendemain jëlee fi marchand ambulant yi ndax loolu wax dëgg yàlla c'est impossible man nag yàlla dimbale ma muy seen njiit Pape Diop laa tudd man yàgg naa waxtaan ak ñoom ne leen marchand ambulant yàlla dimbale déggal nañ ma li si am solo mooy projet bi ñu tëggu ko ñun marchand ambulant yi nañ si gars yi dimbale une bonne fois pour toute population bi gis seen bopp ñun ñu gis suñu bopp ndax ñun suñu programme du yàq suñu programme mooy visu bi nga xam ne mooy le président teg fii muy pont bi autopont bi ñu aar ko sàmm ko comme nu ko population bi di aaree sàmm waaye tamit ñun fii la ñu xam fii la ñu am mënuñ fi jóge heure bu ñu xëyee fii la ñuy ñëw dàqante bi day métti rek jóge jàppal bàyyi loolu du solution bi nañ ko waxtaanee buñ ko waxtaanee rek solution am te préfet waxtaan naa seeg moom am na lu mu siy dox maire bi laal waxtaan nañ seeg moom tamit am na lu mu siy dox waaye dañu war a toogaat ut nañu ay audience si diggante ba sonn yàlla dogalu ko waaye ñoo ngi leen di woowaat ñu toogaat ñu fexe nu ñu doxalee loolu. nga sànq loolu souligné sànq mooy ñi nga xamante ne dañ leen di dàq jël seen i bagage wala ñu yóbbu leen à la brigade di leen fayloo man jot naa si waxtaan ak ay jigéen yoo xamante ne jël la ñuy jaay xam nga ñu jël seen i marchandises mu yàqu ay valeur yu takku yéen fee yooyu noonu yëngeen ko ak aussi collectif ban taxawaay la si taxaw ba li ni mel amee. xam nga loolu rek ñun waxtaan lañ si mën parce que gis nga nit su fekkee nekkoo si yoon parce que gars yi loolu la ñuy wax ñu ne occupation anarchie infraction la boo nekkee si mbedd bi amoo droit nga taxaw ne da ngay def li nga xam ne moom mooy occupation anarchie maanaam doo mës a am dëgg ñu leen d'accord nañ ku amul dëgg nag da ngay fexe mu am dëgg nu ñu amee dëgg mooy organiser leen ngeen jàppale leen li ñu leen di jàppalee mooy ñoom dimbale leen ñu am ay barab waaye nag dañoo jóge woon ci informel dugg ci formel ci informel lañ jógoon actuellement ñun collectif bi dugg nañ ci formel kon collectif bi taxaw na léegi nag def nañ ci sunu assemblée générale bu mag boo xam ne wax dëgg yàlla adduna bi yëpp yëg nañ ko Sénégal bi yëpp wër ni waa Kër Massar yëpp yëg nañ ko muy assemblée générale boo xam ne musul am ci Kër Massar structure bu mus a dajale nombre boobu taxaw def seen assemblée générale musu fee am loolu nag li ko waral mooy marchand ambulant yi dañoo yeewu léegi dañoo xam ne formel bi moo gën informel bi dañoo jóg pour booloo takku doon benn mën a ànd mën a xàccandoo dóorandoo waaye fa ñu jëm ñu war faa mën a yegg mais jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité compétent yi. ñu leen di fàttali rek yéen a ngi seen émission Zoom premier numéro bi talal fii ñi nga xam te ñoom ñooy le collectif des marchands ambulants de Kër Massar amal ak ñoom waxtaan bu am solo par rapport ak seen i conditions de travail fii nii président nag may rek ma dugal sa élément bi Babacar Thioub yow tamit nga bokk si li nga xam ne mooy collectif bi déjà ba nga taxawee fii ak ba léegi dégg nga waxtaan bi déjà ban impression nga si am wala ban xalaat nga am déjà surtout si conditions de travail ak maire yi nga xam te ne tey ñu ngi fi te bëgg a ut nu ñu leen délocaliser wala nu leen fi jëlee encore une fois si li nga xam ne mooy rond-point. donc salaamaaleykum maa ngi leen di nuyoo waa KM Info donc di rafetlu seen initiative macha allah di amaan mbégte ci liggéey bi ngeen di liggéey ci département de Kër Massar donc pour ñu tënk j'espère que li ñu war a wax le président wax na ko ci njëkk ak teraanga kilifa la ku bëgg liggéey la ku bëgg taxawu askanu Kër Massar lu yàgg ba léegi donc sunuy jafe-jafe donc buñ ko résumé du weesu le président wax donc li may lancer un appel mooy les autorités compétentes le maire le préfet le sous-préfet ñu jéem a jàppale président Pape Diop ngir ko jàppale ko mooy jàppale askanu Kër Massar jàppale ko mooy jàppale askanu Sénégal jàppale ko mooy jàppale le président de la République monsieur Macky Sall donc loolu la am ci lu muy tënk donc di leen féliciter di leen encourager di leen wax ne daal ku ko jàppale mooy jàppale nga waa dëkk bi ku ko téye mooy téye nga waa dëkk bi ku ko jox loxo mooy jox nga loxo bépp population bu nekk Kër Massar ndax li objectif am lépp mooy fexe ndaw yi kenn ku nekk am ci loo jàpp parce que Kër Massar amuñu usine amuñu leneen jënd ak jaay la du am loolu na ko autorité xam te gëm ko jàppale nu loolu daal mooy suñu objectif asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di béggee bu baax waa Kéema. jërëjëf Babacar mu nekkoon Babacar Thioub doon indi li nga xam ne mooy impression xalaatam si waxtaan bi Pape Diop dafa am benn question moo la bëgg laaj est-ce que le fait que ñëpp yoo xam na ne ñëpp xamee nañ la nga nekk un homme politique nekk aussi far si APR
parce que nguur gi laa mën a wax est-ce que sa posture boobu noonu nekkul gàllankoor un peu sa diggante ak ñi nga xam te ñoom ñooy mais di fi nekk par rapport ak collectif bi nga jiite. waaw vraiment merci si occasion bi nga ma jox ndax lii waroon naa ko expliquer population Kër Massar yëpp pour mu dugg seen bopp parce que ñu si bari yàgg nañ ma xaar si question bi ma tontu si mais di wax rek ne même maire yi fi nekk politique leen fi teg le préfet bi fi ne politique wu ko fi teg buñ na politique nag politique yi dafa am ay différence dañu naan politique politicienne mais am na su ñoo xam ne politique de développement la ñuy def voilà président Macky Sall daf ma fekk si développement comme yàlla def kenn ku si nekk si Kër Massar autorité bu ne am nga foo far ba si population bi civile bi am na fu ñu far kenn ku si nekk waaye man fi ma far wanewu moo ko si collectif bii parce que damaa jàpp ne ñema njaboote kenn ku si nekk am na nga foo far waaye tamit ñun sunu objectif principal muy naka la ñuy def ba marchand ambulant yi gis seen bopp développé wu ñun politique boobu la ñu xam politique de développement naka la ñuy def ba marchand ambulant yi gis seen bopp mais man musuma politique li nga xam ne moom mooy collectif bi musuma si solloo kenn t-shirt musuma si demloo kenn si meeting musuma si wax sax waxi politique si li nga xam ne moom mooy collectif bi kon bokk ñu bari ñoo ngi ji ñaan ñu waaw da ngeen di politique nangam patati patata am na ñu nekk seen ginnaaw fekk ñun amul kenn ku nekk suñu ginnaaw ñun ba ñuy dem di waxtaan ak le maire Bilal dañoo waxtaan ak moom en tant que maire waxtaan nañoo ak moom en tant que politique ba ñuy waxtaan ak tamit ministre Assome Diatta dañoo dem waxtaan ak moom en tant que ministre tutelle kon tamit bu ñu demee mooy suñu ministre tutelle bu newul woon Kër Massar sax ñun dañ koy dem seeti ji dem tamit waxtaan ak moom xool naka la ñuy waxtaanee suñu biir ba xool li ñuy jëmale kanam parce que ñun li ñu amaloon importance mooy moom nan lañ koy gisee te ñu audience bi fi mu jógee mooy dañoo demoon si ki nga xam ne ñoo ngi koy passage tonton kii ñoo ngi koy nuyu Joni tonton Joni vraiment ñoo ngi koy nuyu moom mi nga xam ne vraiment sonn na si marchand ambulant yi ak ki nga xam ne mooy Amadou Ba ñoom tamit ñoo ngi koy nuyu sonn na si ak Moussa Gueye Moussa kii Moussa ñoo ngi koy nuyu moom tamit vraiment sonn na si li nga xam ne moom mooy marchand ambulant yi bañ ko gisee moom moo woo Assome ba mu woowee Assome wax dëgg yàlla Assome recevoir ñu ba mu ñu recevoir ñu toog ñu waxtaan si li nga xam ne moom mooy développement Kër Massar nit nag boo woowee ay mbooloo bu ci nekk doo ko ne fii ngay waxee loolu nag bañ ci jógee ba léegi xaw nañoo am benn malentendu ak yenn ñi fi ne parce que def nañu ba kole ñu ñun ne dañuy politique nangam dafa am ku ne suñu fekk la loolu ko or que dañoo juum amul kenn ku nekk suñu ginnaaw ñun li suñu objectif principal mooy le développement nan la ñuy def ba jëlee marchand ambulant ci coono yi nekk. question bu may mujjee posé di fàttali rek ki nga xamante moom mooy internet Kër Massar Info yéen a ngi seen émission Zoom te nag ñu zoomé suñu caméra si ñi nga xamante ñoom ñooy les marchands ambulants à leur tête leen seen président Pape Diop jiite collectif des marchands ambulants département de Kër Massar li ma leen mujjee tëjee rek mooy que ne déjà mën nañu xaar un jour ñu ne marchands ambulants yi. jóge nañ en fait ci rond point bi am na foo xamante ni ñu ngi leen fa teg ñu fay liggéey ñi di leen fa fekk leen fa jaay au lieu que ñu continuer di occuper li nga xam ne mooy territoire. loolu c'est possible parce que man ibil naa sama buntu maire yi fi ne ibil naa sama buntu ki nga xam ne moom mooy le préfet ak le commandant de la gendarmerie ñu gën maa yombalal sama liggéey waaye tamit man ma yombalal leen seen liggéey parce que kenn ku si nekk da nga yor njaboot sa ginnaaw. mais ñun nous sommes pas des ennemis man du may ennemi ak Bilal du ennemi ak man yaa ma dégg du may ennemi ak Adama Sarr du ennemi ak man du may ennemi ak sous-préfet ak le commandant de la gendarmerie surtout du ma seen ennemi mais ndaw laa boo xam ne dama jóg pour jàpp si liggéey bi développer nag mënoo ko def sans la jeunesse te marchand ambulant yi 80% ay jeunes lañu ak ay mag ñu fi nekk mais nag ñooñu ci population bi lañ bokk il faut ñu taxawu leen dimbale leen parce que buñ leen dimbalewut tamit du baax buñ leen dimbalewut
du baax boo xoolee ki nga xam ne moom mooy le maire Bilal sakku nañu pour waxtaan ak moom te xam naa ne fii ak ay fan yu néew du ñàkk ñu waxtaan ak moom parce que ñun demoon nañ fa il y a 3 jours pour ñu waxtaan ba dégganteeg directeur de cabinet ba mu dig ñu ne dina régler benn audience mais boobu léegi wax dëgg yàlla déggaatuñu dara mais ñoo ngi koy invité kii boobu am bés dina mës a ñëw nag man gëm naa ne lii mën na sotti su fekkee ñoom bëgg nañ ko autorités yi man nag wax dëgg yàlla bu ñu jógoon pour def ko yàlla xam na ne problème mu marchand ambulant yi buñ mënuñ ko suñ ko lijjantiwul à 100% mën nañu lijjanti les 80 wala 90%. président Pape Diop dirige le collectif des marchands ambulants de Keur Massar dégg ngeen comme ni ñu ko waxee léegi les solutions sont là donc ba tey rek ñu ngi si ay concertation di waxtaan ak ñi nga xam te ñooy les autorités nouvellement élues yu fi nekk pour que ñu xool naka la ñu mën a régler définitivement le problème des marchands ambulants fii nii au niveau de Keur Massar ba tey li nga xam te ne tey moom la fiy érigé muy l'autopont de Keur Massar ak aussi circulation bi gën a mën a fluide par rapport ak li nga xam ne mooy liggéeyu ñi nga xam te ñooy marchands ambulants yi bon ma dernière question Pape mooy ban message ngay lancé surtout jeunes yi nga xam te ñoom nga jiite comme que pour l'instant amaguñu la solution idoine donc ñu ngi continuer de occuper li nga xam te mooy les trottoirs di jaay ban conseil nga leen jox par exemple appel nga leen lancé pour que au moins impact bi si circulation bi impact bi aussi sécurité doomu aadama yi xaw a wàññeeku tuuti. non man leen rek laay wax marchand ambulant yi mooy nit ki fi ñu lay xaaree bul fa teg sa tànk mooy nañu sori pont bi parce que pont bi dafa doon benn bijou boo xam ne ñun ñëpp sunu alal lañ waaye tamit mu doon loo xam ne sunu yëfi bopp la waaye tamit mu doon loo xam ne wax dëgg yàlla askan bi yëpp ñoo ko bokk kon boog ñun moom duñ ko yàq te duñuy def lu koy yàq te duñ si ànd waaye nag ñoo ngi invité marchand ambulant yi ñu jógee wax dëgg yàlla passage piéton yi nañ fa jógee waaye tamit nañu gën a déglu ndigal parce que man chaque jour li ma leen di wax mooy bu kenn xeex bu kenn xuloo bu kenn saaga bu kenn offensé kenn parce que nit boo nekkee si mbedd wax dëgg yàlla nekk nga foo xam ne ay maanaam kii moo la fa teg rek nga wootee sax ñàkk pexe waaye tamit boo sañoon doo fa toog waaye tamit lépp lu nga xam ne préfet bi génnee na ko muy arrêté bi fi nekk nañ ko respecté wax dëgg yàlla ñu respecté ko nañu respecté wax dëgg yàlla maire Bilal maire Adama Sarr seen arrêté yi ñuy génnee parce que ñoom ñëpp ay autorité lañ te wax dëgg yàlla ñoo ngi góorgóorlu ñoom tamit ñun tamit ñoo ngi góorgóorlu suñu collectif bi pour affaire yi doon benn waaye marchand ambulant yi nañu bàyyi occupation voie publique bi nañu bàyyi trottoir bi définitivement pour ñu war a mën a ànd ñun ñëpp ñu defar dëkk bi te incha allah ñun ñoo ngi continuer di sensibiliser li nga xam ne ñooy marchand ambulant yi chaque jour ñoo ngi ci terrain bi te duñ ci jógee jërë ngeen jëf. mu nekkoon waxtaan bu am solo di leen fàttali rek comme une fois di leen jox di leen wax ne yéen a ngi woon seen seetaan seen émission Zoom doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy les marchands ambulants beneen yoon di leen fi toog ñi nga xam te ñoom ñooy les transporteurs parce que ñoom aussi bokk nañ si ñu war a mun a fexe ba ñoñal situation bi fii nii autour de ce rond-point là donc ñu leen di sant di leen waaw d'accord di leen gërëm di leen jox dig daje beneen numéro bon en attendant. waaw léegi ñoo ngi nuyu waa KM TV KM Info KM Info ñoo ngi leen di nuyu gis nañu seen taxawaay si marchand ambulant yi parce que ñoom nekkaluñ fi kenn ñëpp lañ fi nekkal waaye gis nañu ñoo ngi may chance pour ñu war a mën a jàllale suñuy information waaye nag boole si pour mën a leeral lu bari seen taxawaay tamit si Keur Massar ci côté yëpp nag si niveau yëpp ci côté politique si côté développement si côté santé si côté lépp environnement lépp gis naa ñu si liggéey bu am solo vraiment góor xuma nag maa ngi koy nuyu moom tamit bu baax moo ngi transport moom tamit moo ngi jàppale collectif bu baax a baax moo ngi def liggéey bu am solo jërë ngeen def wa salaam. mu nekkoon rek président Pape Diop comme ni nga ko waxee sànq ñu ngeen wéy rek di ñu seetaan si li nga xam ne moom mooy Keur Massar Info surtout di abonné abonnement am na solo di abonné di like di partage bu ngeen fi jógee ngeen abonné am na solo moom mooy jëmale li nga xam ne moom mooy chaîne bi kanam di leen jox dig daje si beneen numéro Zoom si fii Keur Massar Info ak beneen yeneen invité ak yeneen thème yeneen débat donc di leen sant leen gërëm ba beneen yoon incha allah.